xibaaru maraxi ci télévision bu Saloum lu ci gën a fës dina bokk ci xibaar yi Sénégal qualifié waat mondial atum 2018 foofu la ca Russie gaynde yu Sénégal toppaat seen tànk mag ñu fi nekkoon ca atum 2002 génération boobu nga xam ne El Hadj Diouf ñoo ko jiite woon bande Sadio Mané yi tey jii la ñu daan Afrique du Sud ci ñaari bal ci dara ñu leen di wax gàcce ngaxama xam naa danañ ci dikk ci gën a yaatu ci xibaar yi ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sénégal ñàkk na kilifa gu mag muy El Hadji Ibrahima Niass di xalif général bu Léona Niassène tey jii nag lañ ko jébbal boromam ca këram gu mujj tey jii nag ca jëj boobu lee kilifa yu bëri teewoon nañ fa suñu ndaw taataanoon na leen micro danañ ci dikk léegi. danañ waxtaanee tamit ci Sénégal mi nga xam ne màggal nañu tey bisu bu ñu jagleel armée nationale force des armées fii ci Kaolack colonel Sayfoulaye Sow mu jiite diwaan bi ñu ngi rafetluwaat liggéeyu armée waaye tamit soo lay daje boobule politique tamit danañ ko waxtaanee ak Mouhamed Khoureysi Niass député ne Kaolack daal dafa dellu ginnaaw contrairement ak yeneen région yi ba tax muy sàkku ñu amal ay assises nationales maanaam pencoo ngir gën a mën a saytuwaat jafe-jafe yi ut ci ay solution muy lu gën a fës ci xibaar yi ñu tuuti ci yaatal bi. leen di jaajëfal ci teewlu bi ngeen di teelu télévision bu Saloum comme ni ñu leen ko junjee woon sànq ci bopp xibaar yi Sénégal qualifié war na ci mondial atum 2018 ci lu jëm ci wàllum football gaynde yu Sénégal yi tey sànq la ñu daan équipe bi di Afrique du Sud ci ñaari bal ci dara ñooñu Sadio Mané yi toppaat seen tànk ñi nga xam ne ñoo fi danoon génération 2002 ñoom El Hadj Diouf mu mel ni daal Sénégal la ngi wéy di màggal di sas maanaam Sénégal la ngi wéy di doon koo xam ne ñu ngi koy ndamoo ci àdduna wërngal këpp mu mel ni daal Sénégal dana demaat ca coupe du monde 2018 foofu la ca Russie ñu leen di wax gàcce ngalaama sa kaw sa kanam. ñu wax ci leneen ci xibaar yi wax ci li nga xam ne mooy ñàkk gi nga xam ne Sénégal def na ko ci ab kilifaam googule di xalif général bu Léona Niassène El Hadji Ibrahima Niass dëddu àdduna démb moom nag tey ji lañ ko jébbal borom ca kërëb gu mujj ga foofu leen nag tey ca Léona Niassène kilifa diine kilifa aada ñoom ñëpp teewoon nañ fa suñu ndaw taataan na micro ci témoignage yi nga xam ne def nañ ko ci aji dem gi. di ko rafetlu te di ñaan rek sunu borom mi nga xam ne moom mooy lépp moo mën lépp mu xare ko ci àjjana yi gën a kawe kawe yi te loolu sax rafet nañ ci njort bu baax a baax a baax jamono ji ñuy wax ak yéen su bir nañu ne ki nga xam ne moom mooy baayam di Khalifa Niass ak ki nga xam ne mooy maamam di Abdoulaye Niass ak yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ña ngi koy teeru ci fii daw si lim ñu doon wax chaque jour rek mooy lii ngeen yor mooy maanaam pouvoir bi ñu nekk ñu tuddee ko sax pouvoir te du pouvoir jàpp leen ne da ngeen koo jël ci ay doomu aadama bu ngeen fi demee ba ay jumi jamono it da ngeen koy jël jébbalaat ko ay yeneen doomu aadama kon ngeen jàpp ne lu baax rek moo ci war. ngi sant yàlla bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bi nga xam ne El Hadj Ibrahima yàlla mi ko moom indi ko jël na ko waaye nag muy bisu sant yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dund juróom benn fukki at ak ñett El Hadj Ibrahima bind lu ëpp loolu mais dina yëpp gis nañu ko mën koo témoigner liggéey la ne woon ak jaamu yàlla mel ko xam bu yaatu nag xam-xam boobu mu am si yërmande di ko tasaare di ko jox doomu aadama yi mën nañu wax ne El Hadj Ibrahima dundam dafa defar ay doomu aadama teg leen si yoonu diine donc tàggat ay doomu aadama te leen si yoonu tarixatu Cheikh Ahmad Tidiane yi waaye tàggat ay doomu aadama te leen si yoonu jub rek mu yoonu siraatul mustaqim ñii dem yoonu liggéey yoonu sàmm ngor ak sàmm jom ñii ngi tout région Kaolack yëpp ak tout département bi ñu ngi koy jaale famille bi di ko ñaanal yàlla xare ko aljana yi gën a kowee. ñu ñàkk na koo xam ne nit ku amoon culture la ndax boo ko jegewul doo xam dimension nit ki ñun xam nañu jege nañu ko am na ci lu ñu ci xam mënuñu xam lépp. yenoon door lu ñëpp yenoon door nag bu boobaa dafay daal di oyof ndax arab yi nee nañ musiba bu dajee ñëpp rek bu boobaa oyof na ndax ñëpp yi gis nañ ci seen bopp kon loolu mooy li nga xam ne mun naa ko cee waxagum. ki ko war a wutu mooy Cheikh Ahmed Tidiane El Hadj Ibrahima ko yar moo ko njëkk a jàngal alquran El Hadj Amadou moo ko yar jàngal ko alquran nit la koo xam ne liñ gën a xam ci moom mooy bët bu set mi ngi ci jumaa ji
boo ñëwee ci jumaa ji seen benn waay bu nekk ca koñ ba rek téye kurusam wala mu téye kaamilam xamal ni moom la bul laajte neen kon kii lañ ma doon wax munoo koo xàmme ci nit ñi waaye nag mun nga koo xàmme ci taqoo bu mu taqoo jumaa ji bàyyi ma ko yar ay magam jaar ci yar boobu moo tax li fi nekkoon rek lay continuer waaye amul lenn loo xam ne daf koy sos lu muy sofaat rek lay doon moom Cheikh Tidiane. jërëjëf président. di wax ne kii tey ñuy tàggatoo te tàggoo moom muy Seydi El Hadj Ibrahim ibnu Mawlana Seydi Hadj Mouhamed Khalifa Mawlana Hadj Abdoulaye Niass ridwanullahi alayhim jamian ponk bu rëy la tey ci lislaam balaa maa ngi wax tariqa bi wala kër gi mbokk ponk bu rëy la ci lislaam bàyyi ko ci garab gu rëy muy El Hadj Abdoulaye Niass taawam di kàngam di borom xam-xam mu mag di tàggatu yonent yàlla Muhammad boo xam ne baaraam yëpp joxoñ nañ ko ci loolu nangul ko muy Hadj Mouhamed Khalifa mu yar ko muy doomam mu nekk ci ronam jox ko ay jikkoom jox ko ay meloom jàngal ko yar ko jubal ko kooku tey moom la ñuy tàggoo te tàggoo ñoo moom ndax moom ay jikko la woon jikko umma islamique bi moo ñàkk ku mag xalif général bu Léona Niassène ñox tab xamee woon ko ca liggéeyam ca ñaan ga ca baax ga ca tabe ga moom xalif ku fi doonoon ñeenteelu xalif bu maam Khalifa Niass waaye tamit doonoon fi secrétaire particulier bu baayam dëddu na àdduna ba faw waaye daal nañ jàpp ne sëmboon na ay liggéey bokk na ci tabax jumaa ji mu yegg waaye tamit bayal bi ngir gën ñoo xamale aji dem gi El Hadji Ibrahima Niass ñu déglu ci Xoyaan Diouf Samb Eexal Mashaayix Maam Khalifa yaa taaru kàngam gu mag ci wàllum diine dëddu na jullit yëpp rawatina jullitu Kaolack waaye itam bu Léona Niassène ñoom ñu ngi ci dëj xalif bu Léona Niassène daan wuyoo ci tulu El Hadji Ibrahima Niass faatu na ci guddig alxames jàpp ajjuma ba mu amee juróom-ñett fukki at ak juróom ca hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack mu nekk ñàkk bu rëy ci ñi nga xam ne ñooy jullitu àdduna bi kàngam gu mag googee ay fukki at wala lu ko ëpp moom mooy ki nga xam ne def na ay jéego yu mag ngir dëgëral lii di famille Khalifa Mohammed Niass nekkoon itam ki nga xam ne moo wuutu El Hadji Abdoulaye Niass su fekkee ne ca Léona Niassène lu daw yaram naqar waaye itam métit moo nekk ci xolu ñenn ñi nitu ko diine googu nga xam ne dafa feesoon dell ki xam-xam ci wàllu alxuraan moom defal na dënn yi titre bâtisseur di kàngam gu mag bu El Hadji Ibrahima Niass kenn dootu ko nattable ndax ay réalisation yu bëri yu mu def gannaaw ba mu nekkee ci boppu xalifa gi ab mbaaxam waaye itam xolam bu sell te rafet seddal na ko gannaaw ba mu defaree kër bayam gi ndax lii di grande mosquée bu yees bi ñu defaraat moom dugal na ca loxoom bu baax donte sax président Macky Sall njiitalu réewu Sénégal jàppale na ko ci moom El Hadji Ibrahima Niass def na ci ay téeméeri million grande mosquée boobule sax nekkoon mébét bi nga xam ne moom yeggali na ko laata muy dëddu jamono ji ñu tollu tembe Léona Niassène mi ngi jooy xalifaam ba te ay rongañam feragul ku baax ka dëdd na àdduna ci sama tour rédaction bu TVS waaye tamit bu Univers FM mu ngi jàlle famille Léona Niassène bi yëpp kii di El Hadji Ibrahima Niass ñu wax ci leneen ci xibaar yi des ci Kadmiya bi laylatul Kadmiya guddi gu ñu màggaloon ay bés bi ñu génn bés fan yee ñu génn ci màggal Cheikh Ahmed Tidiane Chérif guddi googu nag foofu la ca Medina Baye rawatina ca kër Thierno Hassane Dème màggaloon nañ ko fa ba mu jeexee nag kii di Cheikh Abdoul Baaxi Hassane Dème daal nee na kontaan na bu baax a baax ci njàppale kilifa yi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci waaye tamit askan wi ñëwoon ñu déglu ci Cheikh Abdoul Baaxi Hassane Dème doom ci Thierno Hassane Dème ci micro TVS. pare pour liggéeyee ko gis neen sax da ngeen ko ndax wax dëgg yàlla yokk na ci wàllu teewaay yi taalibe yi ak mbokk yi ak xarit waaye ba léegi tamit autorité yi seen teewee macha allah ngay gis tamit ba léegi Chérif ñi nga xam ne yàlla daaw ñëw ñu bàyyi ren yàlla mën na ñëw ñaan fi ñaan yi nga xam ne moo gën a doon suñu yaakaar lépp loo xam daal ci wàllu organisation bi la lépp rek mat na ci boor bu nekk waaye tamit sant leen
yàlla bu baax a baax. am na ci ñoo xam ne defuñu woon leen noonu waaye mu ngi jokkoon nag comme ku mel ni gouverneur comme ni ñu wax ci mbir yi service d'hygiène ñoom toujours seen mbir mi ci mairie leen koy wekk nee na ñoom amuñ produit ñoom ay ndaw yi nguur leen ay soldat leen dañ leen jox produit ñu mën ñu def ko waaye mairie bi moom moo waroon def sa defar ñu ngi gouverneur dugg na ci waaye tey ci bés bi leen bëggoon a ñëw pour def ko ba ñëwee gis ne liggéey yëpp mu ngi fees dal ak ay gan ñu ne dañuy xaar ba gannaaw guddi gi su ko defee ñu ñëw pompe place yi. waaw maa ngi gërëm daal ñëpp ñu ci jàpp nag ñu jàpp ci service d'état yi ñu ci jàpp dëkk ñu leen di gërëm ku mel ni kii directeur SONES bi bees bi fii góor la bu baax a baax ci guddi gi la fanaan ak ñun waaw moom ñu ngi koy gërëm ndax wax dëgg yàlla fépp foo xam ne war nañu ko def nañ ko pour jàppale ñu seen bopp ONAS moom la ñu gërëm seen oto yi def nañ fi lu jógee ñetti fan assainir bu baax a baax place yi nga xam ne ci lañu doon dalal gan yi bu baax a baax a baax yu mel ni tamit dégg Azurut ñooñu garaate ndek def place bi ñu ngi gërëm maire gi ñu ngi gërëm ndax tamit seen matériel yi ñëw na ci defar place bi waaye tey Mariama Sarr yi ñu fi dimbalam ñu fi dégg nga du nekk Baba Ndiaye président yi ñu fi ay dimbalam mu nit ñu wax leneen ci xibaar yi ak bis bi nga xam ne tey moom lañ doon màggal forces armées Sénégal doon fête tey bis bu ñu jagleel suñu armée nationale fii ci Kaolack nag militaires yi demuñ ñu des ñoom ci njiitalu colonel Sayfoulaye Sow daal tey amaloon nañ seen xew-xew boobule ci buntu cœur de ville bu Kaolack waaye tamit ci teewaay ku ñu toftal ci gouverneur bu diwaan wi de cérémonie boobule nag am neexoon na lool ndax yëkkati woon nañ fa armée bi wane waat suñu doole waaye tamit wanewaat nañ fa défilé yi yu neex a neex askan yu bari teewoon ko Ndeye Marie Daba ci la bokkoon. gannaaw ba mu defee revue de troupe teewlu li nga xam ne mooy bàkk réew mi ak jeexalee ko li nga xam ne mooy doxu saytu ci stand yooyu kii di colonel Sayfoulaye nekk commandant de la zone militaire numéro 3 fii ci diwaanu Kaolack ñëw na ak ñun ci solos bis boobu ak thème bi nga xam ne moom lañ jël ci at mi nekk contribution à la paix ak stabilité internationale. donc thème bi ci collé wu c'est la contribution des forces armées à la paix et à la stabilité internationale loolu bu ñu ko waxee c'est-à-dire dañu kontaan pour wax ci parce que armée sénégalaise ni ñu ko tëggee nos grands anciens ni ñu ko tëggee ci pour mu stabiliser non seulement Sénégal mais réew yi mu nekkal yëpp parce que aussitôt après les indépendances en 60 dañu intégré Nations Unies loolu doyul 6 mois après suñu indépendance ñu envoyé un contingent au Congo dans le cadre des Nations Unies loolu day lépp lu ñuy wax mécanisme de sécurité collective bu am Afrique Sénégal daf ko intégré ma fàttali leen li ñuy wax ANAD accord de non-agression et de défense boo xam ne moo amoon ci diggante kuréel yi diggante réew yi pour que ku nekk réew bu nekk bañu déstabiliser keneen ki. ndaw li nga xam ne moo fi teewal gouverneur bu Kaolack nekk Jean-Paul Malick Faye moom nag àdduna jëmale ci importance su bis boobule ak li nga xam ne mooy wàllum déploiement yi nga xam ne Sénégal bokk na ci pays yi nga xam ne mooy gën di yóbbu ay soldats foofu ca bitim réew. vraiment loolu di lu am solo ndaxte jamono ji ñu toll nii da di jamono boo xam ne dafa complexe sensible. menaces yi nga xam ne mu ngi am yeneen dëkk yi foog naa ne suñu bëggee tamit mu bañ a yegg si suñu dëkk war nañ intervenir foofu ba nga xam ne jàmm ji nga xam ne Nations Unies bëgg nañ ko mu yegg foofu. kon lii da di journée bu am solo te journée bi tamit dañuy permettre en tout cas suñu armée bi ak suñu population civile yi ñu gën a xamante ñu won leen li nga xam ne armée Sénégal am na ko ci équipement li nga xam ne armée Sénégal mu ngi koy def. kii di Jean-Paul Diatta nekk commandant wu 23e compagnie BERA di ab compagnie bu bees ak 3e bataillon moom nag wax na ak ñun ci li nga xam ni mooy compagnie boobu nga xam ni installé nañu ko fii ci Kaolack bu yàggul dara ngir gën a mën a ñoŋal kaaraange gi fii ci diwaanu Kaolack. suñu xool ci création bi ça a été créé donc sur décision ministérielle. Donc depuis le signé du 30 mai 2016 mais troupes yi ñëw nañu ñoom à partir de novembre donc novembre ñi njëkk a sanc 23e BERA la ñu commencé ñëw
man dañ ma désigné woon pour ma commander compagnie bi man maa ngi yoon Thiès mais man janvier laa fi ñëw pour juste bokk si ñi nga xam te ñoo sant tey mooy 3e compagnie motorisée bii nii bi commencé bi juddu si 23e BRA. ñu wax ci politique ak xew-xew bu mag bi nga xam ne Kaolack mu ngi koy waajal Kaolack nar a am ci ay bis yi ñu jëm téeméeri at ci xew-xew boobu le nag kii di Mouhamed Khoureychi Niass àdduna ci nee na daal Kaolack soxla na jamono ji ku ko jàppale ndax dafa xaw a dellu ginnaaw contrairement ak yeneen gox-goxaat yi ba tax muy sàkku ñu amal ay assises locales comme ay assises nationales maanaam ay pencoo ngir mën a jàngataat problème yi ut ci ay solution ñu déglu ci Mouhamed Khoureychi Niass. Kaolack moom ñun ñëpp fi lañ dëkk buñ sañoon Kaolack mooy gën ay New York ak Tokyo ak feneen gëm nañ ne danañ agsi foofu mais volonté bi mu laaj fan la nekk loolu moom la Kaolack waaye xamagul parce que li war a defar Kaolack mu ngi ci suñ biir ñun ñii dëkk Kaolack di dox amul benn commune boo xam ne mën ngaa dox sukkandiku ci ay fonds de dotation mënul nekk fonds de dotation mënu ko surtout que bu fekkee ne fonctionnement bi dem na ci 80% loolooy waral ngay dox ci ville yi fekk mbedd bi lampe du tàkk la mbalit nekk fële parce que bu fekkee 80% fonctionnement la 18% ou 20% nekk investissement 18 yooyu mënoo ci buub mbalit ci Kaolack taal ci lamp yi def ci liñ ci war a def yëpp mooy waral ñi black out benn côté dootu tàkk mbalit mi nekk fii kenn du ko jël yaakaar naa ne doomi Kaolack yi war nañ mën a toog pour xalaat naka la ñuy def ba Kaolack soppeeku surtout ci téeméeri at yi nga wax waroon na fekk ñi am programme avant ñi egsi ci téeméeri at yi programme boo xam ne buñ fi egsee dañ naan à partir de maintenant nag dañ bëgg Kaolack doxee nii xaw ma ndax études yooyu am na su amee mooy li jaadu war a nekk bu amut war nañ ci jël leçon parce que expérience nit du ko jëlee ci xam-xam mu ngi ko jëlee ci erreur yi muy def Kaolack waroon na am ay doomam ci suma xalaat man ci couche yëpp yoo xam ne war nañ mën a toog genre assises yi ñu defoon au niveau national diagnostic Kaolack depuis période bi ak période bi lu tax doxul fan la faay yi nekk fan la erreur yi nekk ñi génne ko suñ ko génnee ba pare nag xool naka la ñuy def pour ubbi beneen buntu génnee fa pour Kaolack mën a avancer loolu yaakaar naa li Kaolack am ci ay doomu cadre war nañ mën a toog ubbi débat boobu waxtaanee ko dimbalee ko ñi nga xam ne ñoo amee gestion Kaolack ak ñi nga xam ne danañ ñëw suba. Mouhamed Khoureychi Niass lañ doon teewlu moom tamit tontu na kii di Abdoulaye Wade mi nga génnoon ay bis yi ñu génn ne daal réewum Sénégal dafa fees dell kii bor waaye tamit tontu na kii di Déthié Fall mu toniroon ay kàddu yu ñàkk tegginuwul ci jëmale ko ci Moustapha Niass wax na tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji assemblée nationale mu ngi koy dund rawatina malaanu kiiraay bi ñu sàkku ñu yëkkati ko ngir mën a atte kii di Khalifa Sall Mouhamed Khoureychi Niass la ñuy teewlu. Khoureychi Niass mu ngi tontu Abdoulaye Wade gannaaw génnam bi mu amaloon ci fan yi ñu génn ngir tuumaal nguuru Sénégal ne daal dafa fees dell ki bor député bi jàpp ne jamono ji Abdoulaye Wade lenn rek la bëgg mooy distraire sénégalais yi. suñu waxee loo xam ne dafay weddi li Abdoulaye Wade wax dëgg Banque mondiale ak FMI yëpp nangu nañ ne Sénégal ci Afrique bokk na ci pays yi nga xam ne bor sonalu ko bi mu fiy jógee moom moo ne woon su ma fi jógee ki may remplacer 2 mois du fay salaire yaakaaraguñ ne Sénégal dépassé nañ le 5 te salaire yi fay moom 2 mois la waxoon Macky dugg na ci 5e année bi di dem te loolu yàlla ak ñuy sutura. ci lu jëm ci coowal Khalifa Sall ak malaanu kiraay bu procureur sàkku ñu dindi ko honorable député jàpp ne daal loolu le lu jaadu la ndax Khalifa Sall ci boppam dafa soxla justice ngir mën a setal deram. tey ñi ngi wax ne Khalifa Sall Macky Sall moo ko arrêté ñi ngi attaqué te yooyu yëpp daf ci amul leeral lan moo am man li am solo ci man mooy lan mooy Khalifa sénégalais maire Dakar la kilifa la
kenn yéenewu ko lim nekk nii mais am na lu état wax ne moo am moom nee na amut est-ce que état mooy topp ci làmmiñu nit ñi ak presse bi naan am na wala moom Khalifa ak ñi mu ànd toog naan amut déedéet kenn rek mën a leeral mbir mi. député bi ba tey àdduna ci lu jëm ci coowal Khalifa Sall ak malaanu kiraay bi nga xam ne procureur sàkku na ñu dindi ko honorable député jàpp ne loolu le lu jaadu la ndax Khalifa Sall ci boppam daa soxla justice ngir mën a seetal deram. bon man du ma wax en tant que suma leader parce que Moustapha en tant que homme politique wala homme d'état yàgg na métti bi. mais damay wax en tant que président assemblée nationale ba nga xam ne symbole la institution la ci réew mi xam nga assemblée boo fa ñëwee di fa gan soxla nga 1 an yoo xam ne da ngay observer mais boo fa ñëwee tey foog ne na nga doon discuter ci sa bureau politique ak na nga doon discuter ci meeting yeeg réunion yi noonu ngay waxee assemblée da ngay réer parce que assemblée du question diplôme du question lii pratique la boo xam boo ñëwul bu dugg ci biir pratique doo ko xam la mu wax keroog yëpp li ciy saaga li ciy xaste li ciy nangam Moustapha yàgg na dégg yu mel noonu moo xam nu mu koy eno waaye xam naa ne loolu yàgg na ci Sénégal surtout koo xam ne noonu nga juddoo noonu nga yaroo noonu nga jàngee politique noonu rek nga ko mën a pratiquer. membre AFP bi di Mohamed Khoureysi Niass tontu na ba tey Déthié Fall nga xam ne teniroon na ay bis yee ñu génn ay baat yu tegginuwul jëmale ko ci leaderam di Moustapha Niass parlementaire bi jàpp ne loolu le ñàkk teggin la ndax Moustapha Niass ab institution la kon ñëpp ko war a jox cër ku fi doonoon adjoint maire bu Kaolack woon na tamit classe politique bi ñu pencoo réew mi waaye tamit ñu boole ceek dal. xibaaru bitim réew daf ñuy yóbbu ca Togo sa Centrafrique waaye tamit ca Afrique du Sud Xoyaan Diouf Samb ci ab meeting bu ñu amaloon juróom-ñeenti fan ci weeru novembre ca Lomé ci la ñii di woon jàmmaarloo ak régime bu Faure Gnassingbé daal di tëj seeni ay manifestation yu bëri yi ñu doon def ci fukk ak juróom-ñaari dëkk ca biir réew ma ci noonu ca diwaanu Sokodé ak Bafilo manifestation ya moom amu foofe ñaari barab yi nga xam ne takk der ya dañu faa feesoon dell gannaaw nag ministre bi yor wàllum kaaraangeek réew ma di Yark Daman moom bi muy àddu jëmale ci mbir mi dafa xam ne rek ne yooyu le dëkk kat manifestation mënu faa am tànk ngànnaay yi nga xam ne takk der yi dañ kaa yoroon askan waa ngi koy wéy di teg loxo ba noppi itam dañoo réer kenn gisatu leen fenn. ci décembre 2015 ñeenti soldats rebelles yu bokk ci milice yi nga xam ne ñoom kat ña ca ëpp ay jullit lañ ñu wax Union pour la paix di RCA ñoo attaqué woon ab poste de contrôle ca MONUSCA ci dëkk bu ñu naan Kalaborana benn soldat bu bokkoon ci mbootaayu xeet yi di ONU dañu ko faa faatoon bis boobule waaye ci ñi nga xam ne ñooy jàmmarloo ak ñoom di assaillants yi dañoo ñàkkoon kenn ci ñoom ci poste MONUSCA ba jamono yi nga xam ne amoon nañ itam beneen waaye si nga xam ne daf saa amoon gaañu yeneen i ñaar ñoom ñu daal di leen jàpp waaye itam yóbbu leen ca quartier général u bataillon ba nekk ca dëkk ba dend ak ñoom di Bambari ci jamono yooyu nag haut fonctionnaire bu ONU ca Bambari di wuyoo ci turu Zlatko Dimitriv moom daal di woon ne ñaan ñu daal di delloo siwaat ci nu mu gën a gaawee yooyu rebelle ca Bambari ngir amalum enquête ci mbir moomu gaynde marax yi ci télévision bu Saloum di leen jaajëfal ci teewlu bi di jaajëfal ñu jàppoon ci wàllum xarala gi di leen bàyyee ki programme TVS jërë ngeen jëf